ànd ak loolee lépp itam sëriñ bi di gën a fendale ne amul fenn fu muy jëng jëm fu dul ci sunu boroom wa inni xiina idin laysa li ila xayrihi taala rukun dañuy tënk leen ci jaar-jaari sëriñ bi ci tefesug Mayomba googe wax na ne fala taxaw di joor ay bayit ci lu àndul ak bokkaale àndul ak naafeq mi ngi cay wéetal yàlla te di ko seeraloo géej gi ngirug wéetaay di digal géej gi wéetal yàlla te di ko tere bokkaale ak yàlla cay yooye bayit wuute naag bayit ku dul moom liyasat bi kaw ni damay yaghfiru zanba wa kaw ni qadimal Mustafa bara Mayomba liyasat bi kaw ni damay yaghfiru zanba wa kaw ni qadimal Mustafa bara Mayomba walizat bi anni la udayin mudrikan khalilan habiban lil ladhi karramal janba wa inni qalilun lil muqaffa habibi alayhi salama man kafani bil kasba عليه سلام قائد قاد لي له بما كتاب من طيب الجذبة سكوني وردواني لربي وللنبي على اسمتي من كيد داغ بن كبا مديحك مد خير البرايا سعادتي يقيني بإبليس ربي مدي دبا مدحتك مدحا قد كفاني لداما بذكر حكيم الفيد نحويا سبا فباني بك الكافي ذوي الكبر والهوى ولست ألاقي غير من هذا لي حبا أيا بحر واحد لا تسلس فربنا تعالى عني تسليس أكرم بي ربا فكن ذا اضطراب مثبتا من مخافة من الله وسط أنني عبد سبا jërëjëf kon yal na leen yàlla def magum lislaam bàyyi leen ci dëkkam bi ngeen continuer di liggéeyal Serigne Touba kon xam nga bi ñu weesoo étape yépp tout tànk yi li ñu doon waxtaane mooy étape bu Gabon fam fa jaar nga xam ne Libreville escale bu ndaw la fa def ba mu demee Mayomba am na fa juróomi at yoo xam ne boo dégloo bu baax li nga xam ne moom la tout tànk yi waxee dafay mel ne ñam yu dagana lekk ya fa newoon sax sëñ bi da koo jombale woon boppam nga xam ne daana woor ba ngoon léeg-léeg xobu garab lay dagg muucu ko ngir def pas-pasu dog koor ba mu waree itam muurum koor amul kum ko jox ndax nii ko tutànk yi waxee dafa mel ne réew moomee ñu ko yóbbu woon ku xam yàlla wala ngay jéem a xam yàlla sax nekku fa noonu la ko tutànk yi waxee kon étape boobu moo doon étape Gabon mu demaat Lambaréné amaat fa lu mat ñaari at ba ni mu jotee ndigal ci boromam ngir ñibbisi sëriñ bi moo yóbbu boppam moo ñibbisil boppam ndax ba mu toogee ca waaxu Ndakaaru ba mu woo maam Cheikh Anta Gaawaan daf ko ne dem naa ñëw naa waat naa wàcc naa wàccaale leen dem naa ñëw naa waat naa wàcc naa wàccaale leen sëñ Tuubaa lu muy wax ñetti yoon la koy wax kon moo yóbbu boppam moo indi boppam te loolu moo tax
xéewal yu tuuru ba tout tànk yi màggee nii ba def fi étape boo xam ne ku ko déglu da nga xam ne gone yi ku leen encadré dinañ liggéey lu rëy ci l'islam kon étape bi ciy topp ñu koy annoncé mooy mahalul xudum nga xam ne moom moo ciy topp ci at bi ñu jëm insha allah mooy in ta'udu na'ud wa in uttum utna bu ngeen defee la ngeen defoon nu defati lanu defoon bu ngeen deful duñ defati bu ngeen waxee la ngeen waxoon nu waxati lanu waxoon bu ngeen waxul duñ waxati kon sëñ Mansour Seck ci kàllaam ak français. Jërëjëf sëñ Lamine. Donc je m'en vais faire une synthèse de ce qui a été présenté par les différents enfants qui ont eu à intervenir. Vous savez que c'est une occasion pour revisiter l'itinéraire de Cheikh Ahmadou Bamba et pour ce Magal-ci qui coïncide avec l'année 1443 de l'Hégire, 2021 dans le calendrier grégorien, nous allons revisiter l'étape du Gabon en commençant par son embarcation dans le bateau. On sait que le choix du Gabon déjà n'est pas un choix fortuit. Le Gabon a été choisi pour son infortune religieuse. C'est un lieu, comme dit le cheikh, où il n'a trouvé personne qui se préoccupe de la voix de Dieu, nulle personne qui se préoccupe de la sunna du prophète. C'est à ces fins qu'on a choisi le Gabon pour qu'il puisse en tout cas être dépaysé sur le plan spirituel. C'était ça leur objet. Et on sait que également la préoccupation, disent-ils, c'était de l'exiler, mais on sait que la réalité profonde et intérieure, c'était de l'éliminer purement et simplement. Ils l'ont tenté à Saint-Louis, ça n'a pas abouti. Ils l'ont tenté à Dakar, ça n'a pas abouti. Ils vont le tenter même dans le bateau qui va le mener au Gabon. Parce qu'un taureau va être excité contre lui. À quelle fin? Pour que ce taureau, n'est-ce pas, puisse l'écraser. Et eux-mêmes étaient convaincus que cette chose allait arriver, puisque déjà ils commençaient à rire. Mais on va voir que le cheikh, dans son propos, montrera purement et simplement que ce taureau va s'envoler comme s'il avait des ailes. Donc, autre prodige qui va montrer l'échec de ceux qu'ils vont tenter. Et sur le bateau, donc, le bateau va voguer pendant longtemps et il va l'amener au Gabon. Le Gabon, dit-il, était le prototype d'une zone où l'islam est inconnu. La preuve, quand il priait, il se mettait à rire devant ses génuflexions et ses prosternations. C'était une attitude, n'est-ce pas, qui inspirait le rire à ces gens-là qui ignoraient royalement l'islam. Le séjour également a été marqué par le fait que le cheikh était préoccupé par ce qui a été l'injonction qu'il a reçue. On sait que l'itinéraire du cheikh est un itinéraire spirituel, avec des coïncidences spatiales. Parce que l'itinéraire spirituel, parce que l'attitude que le cheikh a, la conduite qu'il tient, elle est dictée par l'injonction de son Seigneur. C'est pourquoi quand il est arrivé à Djewol, on l'a contraint à partir. Le cheikh a dit niet et il a passé la nuit à Djewol. Et ce qui caractérise le Gabon, c'est que le cheikh est dans ce combat spirituel qui fait qu'il est dans un effort accru pour plaire à son Seigneur. Il n'a jamais considéré ces gens comme son ennemi. Dès le départ, il l'avait très tôt dit, montrant que les ennemis qu'il a, ce sont les 4 ennemis qui encadrent chaque musulman. Et l'effort qu'il fait, c'est d'échapper à ses ennemis. En quoi faisant? En étant conforme à ce que Allah lui édicte de faire contre vents et marées. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, que les choses lui soient favorables ou défavorables, le cheikh est toujours dans la même trajectoire, celle d'être conforme à la sunna du prophète, celle d'être un esclave de Dieu reconnaissant. C'est pourquoi au Gabon également, il se consacre à ce qu'il a toujours occupé, l'écriture. Et on va voir une performance accrue puisque, quelles que soient les contraintes, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les exactions qu'il va subir, il dit qu'il a écrit 2 ouvrages qui dépassent en vertu charismatique le Dalaïlul Khairat de l'imam Djazouli. Et pourtant, il était dans des conditions difficiles, défavorables, où l'on ne devrait même pas songer à écrire. Et c'est là qu'il dit que les jours, les mois, lui ont prêté des serments d'allégeance comme les hommes. Donc c'est un moment de performance accrue et ce qui le caractérise, cette zone infortune religieuse certes, mais et seulement le cheikh est dans une solitude extrême. Ce qui le prouve, lui-même va prendre à témoin non des gens, puisque ces gens qui sont autour de lui ne peuvent pas être des témoins parce que l'islam considère comme un témoin quelqu'un qui est dans la foi et quelqu'un qui est dans une
attitude, n'est-ce pas, dictée par l'islam, mais il prend à témoin la mère de Mayomba. Et mieux que le prendre à témoin, il lui donne des injonctions. Il lui dit, Aya Bahru Wahid, professe l'unicité. La Toussalis Farabouna, ne sois pas trinitaire. Cela veut dire que s'il avait quelqu'un à prendre à témoin, il le faisait. C'est là qu'il va dire qu'il prend à témoin Raqib et Atib. Les deux anges qui sont des anges scribes et qui écrivent ce que chaque musulman fait, parce que c'est la preuve éclatante qu'il était seul dans ce bled, qu'il était seul dans ce lieu où il n'a rencontré aucun musulman qui se préoccupe de Dieu. Et il continue pour dire que je suis le serviteur du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Parce que n'oublions pas que le mobile de son déplacement, ce qu'il a amené ici, c'est de professer l'unité de Dieu, mais c'est déclarer également qu'il est l'esclave, qu'il est le serviteur privilégié du prophète. C'est au nom de cela qu'ils avaient décidé, disent-ils, de l'éloigner du Sénégal jusqu'à ce que l'agitation causée par ces enseignements soit oubliée au Sénégal. Et ils ont bien choisi leur lieu parce que c'était une zone d'infortune religieuse. Il n'y avait personne qui se préoccupe de l'islam et ils pensaient que l'ardeur, l'engagement, la motivation du cheikh va s'émousser, mais tel n'a pas été le cas. Puisqu'on le verra, le Gabon a été une victoire éclatante. Malgré tout, il est parti et ce qui prouve qu'il a été une victoire, le cheikh n'a pas été demandeur. Il n'y a pas une remise de peine. Il n'y a pas d'autre forme sinon que ce sont eux qui ont vu que tout ce qu'ils prenaient comme disposition se retournait contre eux. C'était un effet boomerang qui revenait vers eux et ils ont pris le parti de le faire revenir pour en tout cas échapper à ces contre-coups du sort parce qu'il est dans l'attitude du cheikh, une attitude telle que même s'il lui pardonne, il y a en Dieu et il y a en ce prophète une tendance à être quelqu'un qui réagit par rapport à tout ce qui touche le cheikh. Mais lui a été très cohérent. Il disait que j'ai pardonné à tous mes ennemis. Il ne les considérait même pas comme ses ennemis, mais ce sont eux qui, d'exaction en exaction, se sont rendus compte que leur stratégie échoue lamentablement. C'est là pourquoi la décision de le faire revenir, mais pas pour le laisser en paix, mais pour tenter une autre stratégie. C'est une autre étape que nous allons revisiter. Je crois qu'en résumé, c'est ce qui s'est dit par rapport à l'intervention de ces différents enfants qui nous ont parlé de cette étape marquante qui est l'étape du Gabon. kon ñu wéyale ginnaaw bi nga xamante ni sëñ Mansour Seck tënk na li nga xam ni mooy liñ jot a indi ci ay jàngale jëm ci jaar-jaari sëriñ bi ba ni sëriñ bi yeggee Gabon diggante biñ ci leeral itam muy xeeti jaamu yàlla yu màgg yu kawe ak ay deeyaale ak ay boromam yu mu doon def ba su mu borom defal ko ci ay ngëneel yu kawe ni ko sëñ Mouhamadou Mansour Seck tënke mu mel ni kon dinañ jox ginnaaw bi nga xam ne buntu boobu tëju na mu mel ni kon des na beneen bunt boo xam ni ndaw ñi dinañ ci ñëw waaye sëriñ Abdou Lahad Mbacké dina ko ubbi ci kàddu yoo xam ni dina jëm ci kàddu yu cant ak dalalaat ñi fi teew waaye itam mooy doon ubbik bunt bi nga xam ni ñaari tutànk yi incha allah dinañ ko jàllale muy sëriñ Fallou Diouf ak sëriñ Cheikhouna Mbacké kon bismillah sëriñ Abdou Lahad. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa asna khadimihi nuwajjihu tahiyatina wa tahanina ila al-muslimina amma wa ila al-muridina atba'a shaykh al-khadim خاصة بمناسبة عيد ماغل الطوبة الكبير بالطوبة ونقدم في التحية وتهنئة شيخنا ووسيلتنا صاحب الفضيلة الشيخ محمد المنتقى المبكي الخليفة العام للمريدين ونشكركم على الحضور في هذا الحفل الكريم الذي خصه لنا المسؤول الأخلاقي لحزب الترقية السيد يوسف جوب نحن أبناء حزب الترقية فجزاه الله خيرا على هذا العمل الجليل والتولى ونشكر آباءنا أعضاء حزب الترقية الملتزمين بخدمة الشيخ الخديم هؤلاء الجنود الذين لا يعرفون الكلل
زهدوا في الدنيا متوجهين نحو الشيخ الخديم لغرض واحد ألا وهو ملازمة خدمته طالبا لرضاه الأكبر. ولا نختم كلماتنا إلا بعد إظهار شكرنا وتقديرنا لأبينا المرحوم السيد آتو جان زاده الله رضا ورحمه. نحن صغار عرفنا جيدا لطفه بنا واهتمامه بأمرنا والجهود الجبارة التي بذلها لما يصلحنا ويصلح أمورنا إما في مجال التربية والتعليم والتكوين وما يضمن لنا مستقبلا جيدا وسعادة دائمة. ويكفي شهادات الشيخ محمد المنتقى الخيمة المسيرة عليه لإظهار منزلته في خدمة الشيخ. شهد له بالامتنان والرضا بشكل معجب فجزاه الله عن الإسلام خيرا. jërëjëf kon inna kàddu yi cant ak kàddu yi ndokkeel yu mu jëme ci mboolem jullit ñëpp waaye itam kàddu yi cant ak kàddu yi ndokkeel yu mu jëme ci mboolem ñi nga xam ne ñoom ñooy taalibe yi nga xam ni mel na ni liggéey bi Sëriñ Tuubaa bi kenn jiituwu leen ci waaye itam moo xam le ni liggéey boobee cant gi ak ndokkeel gi mi ngi ciy jiital suñ sang bu tedd bi ak Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér. sant na mboolem ñi fi teew ci jataay bu am solo bi nga xam ni jataayu bégle la boo xam ni jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah Serigne Youssouf Diop moo ko jagleel ndawi Hizbut Tarqiyyah ngir berndeel leen ci bis bu màggal bi nga xam ni ci la ñu nekk waaye itam sant mboolem waajuru ndaw ñi nga xam ni ñooy waa Hizbut Tarqiyyah di ñi nga xam ni dañoo wan ginnaaw àdduna jublu liggéeyal Cheikhul Khadim te dara yitteelu leen ci lu dul sax ci liggéeyam ngir sàkku ngërëmam ba faw waaye itam mu wane ni jataay bi nag kàddu yi ñu ciy joxe ñoom ndaw ñi mënuñu ko tëj mukk te fàttaliku wuñu tudduñu santuñu ki nga xam ni moo nekkoon jëwriñu daara ji Serigne Atou Diagne ñaanal ko suñu borom dolli ko ay ngërëm dolli ko yërmande dolli ko ay maqaama yu kawe ci biir àjjana kon loolu bokk na ci biir kàddu yi nga xam ne wax na ko waaye itam mu fàttali ni ñu ndaw ñëpp xam nañu taxawaay ak yitte ju màgg ji mu amoon jëme ko ci tàmbalee ko ci ñeewante ñu ndaw ñi def yitteem ci lépp luy jagal suñuy mbir àdduna ak alaxira ci suñu yar suñu njàng suñu formation lépp mu taxawu ko loolu kon nee na seere si mu ciy seere day mel ni doy na sëkk seere Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké yi nga xam ne seere na ko Serigne Atou Diagne seere yu yéeme yoo xam ni kenn ku ne xam na ne kawe na njort waaye seere yooyu kon wane na taxawaayu Serigne Atou Diagne ak wàccuwaayam ci liggéey Serigne Touba bii loolu kon mu mel ni kon loolu la tëjee ngir gàttu waxtu wi ndax ngërëm li nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké wane na ko day mel ni daal doy na sëkk rek ci lépp lu ñu bëggoon a message Serigne Atou Diagne ak taxawaayam ñu ñaan suñu borom fay ko ci lim liggéey ci tool l'islam bi fay ko ci lim liggéey ci tool Serigne Touba bii day mel ni nag kaddu yooyu nga xam ni ay seere la di ay yoon di ay ati at yoo xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mu tedd mi def na ko ci Hizbut Tarqiyyah waaye ñun def ko ci Serigne Atou Diagne kon day mel ni yu bare la yoo xam ne mënees ko tudd ci benn jataay waaye dinañ sàkku ci kenn ci ndaw ñi mu fàttali ñu benn tënk ci maanaam seere yoo xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké def na ko ci daara Hizbut Tarqiyyah ak Serigne Atou Diagne mi nga xam ne moo nekkoon jëwriñ ja yaa na ko suñu borom dolli ngërëm. Hizbut Tarqiyyah mooy kuréelu yéege loolu day kàddu yoo xam ne il faut que nu fàttali ko ginnaaw Cheikh Saliou ni mu ko waxee woon ci Serigne Atou jikkoy na ci moom sunu borom moo ko defal Serigne Touba ci moom kon ginnaaw Cheikh Abdou Lahad ak Cheikh Saliou du ñu ci mën a teg lu dul Serigne Atou taxawaayu Serigne Atou nag du moom day taw feexu Serigne Touba ju ko yàlla defal sunu borom it waajalaatal ko Serigne ba tax jéego rëy yii mu dox loolaa ko waral dañ koy waajal sunu borom moo ko waajalal Serigne Touba ci ndiggante si Serigne Abdou Lahad liggéey ab liggéeyam Cheikh Saliou liggéey ab liggéeyam la ca des moom la yàlla def
defal ko Sëriñ Tuubaa ci moom mu dox jéego yi mu dox ba ni mu noppalu jee. kon mu mel ni kaddu yooyu di kaddu yi Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké yoo xam ne def na ko ci Hizbut Tarqiyyah def ko ci jëwriñu daara ji Hizbut Tarqiyyah sëñ Atou Diagne kon sëñ Cheikhouna Mbacké moom lañ doon fàttaliw nañ ko dundee woon waaye itam ci biir loolu rek xam gi ñu xam taxawaay sëñ Atou Diagne jëfam dundam ay kàddoom lépp ku ne xam na ni jàngale la ci liggéey sëñ Touba ak gëm yàlla ak jaamu yàlla ak doyloo yàlla ak doyloo sëñ Touba xam nañ loolu nag dinañ ci jël benn diggante boo xam ne day mel ni sax lu gàtt la ba tolloog ay seconde sëñ Fallou Diouf fàttali ko jukkee ko ci waxi sëñ Atou Diagne. sunu wilaayaat sunu xam-xam ak sunu kàttan ak sunu man-man ak lépp tënk nañ ko ci benn baat mi liggéey Seexul Xadim ku bëgg a yóbbu sunu fit wan ni ko ci liggéey sëñ Touba soo dawee jiitu 2 mètres am nga lii bu ñu amatee jàmm dañuy lang mbaaji romb koo mën a doon te suñ la rawee yàqu nga dootoo dabe jeexal nga kon na ñëpp def lool kenn ku ne xasida gi mu tee wala li mu mokkal wala su mokkalut te teewul xasida nay wax teewlu Sëñ Tuubaa di ñaan sëriñ bi ànd ak ñu di liggéey jiit ne borom fukki at ak ñeent. kon ñuy sàkku ci ñi nga xam ne ñoo fi teewal jaysun bi ngir ñu jàngal ñu xasida gi nga xam ni dañ ciy fas li nga xam ni sëñ Fallou Diouf wax na ko jukkee ko ci waxtaanu sëñ Atou Diagne. wajjahtu wajhiya liman litayya wa badaniya liwalidayya wajjahtu wajhiya liman litayya wa badaniya liwalidayya wajjahtu wajhiya liman litayya وبدايا لوالدي وجد وادي له من حمدي ذات بدء من حدء وحمدي صل على خير ورى محمد وآله وصحبه يا صمدي صل عليه بسلام واغفر لوالدي والحقوق كفر يا من أباني بالمنى والطمان بالذي تقدم نجيما من العذاب والعذاب بالمصطفى ومن إليه ذو انتساب اكتب له خير صلاة بسلام بآله وعنهما كفر الملام أنت الغفور لا برا ولهما ولذوي الإسلام وارحمهما لك توجهت أروم منك فوزهما وقد رديت عنك اكتب لكل منهما سعادة دائمة يعمل عادة نجيما يا قابل المتاب في القبر والقيام من حساب سلمهما معا من الأوجال في النصر والعسر ومن الحجال ارحمهما ربك ما قد ربيا لي صغيرا من إمام الأنبياء نبيك الهادي ورا محمد صل عليه بسلام سمد بجاه العظيم سيدني تيا واغفر به لوالدي وجه لوالدي خير مغفرة وخير إسعاد وخير تبشرا ارحمهما في القبر والقيام والنصر والعسر وفي القيام فيها
ونجني من الغفور والحرر دعوتك اللهم يا مجيب بجاه من تجيب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب ومجيب سلميا هب لي أبي وهب لي أمي سرمدا حافرة ورحمة بأحمدا وطى الحقوق والذنوب عنهما بجاه العظيم وتكريمها سقي صلاة للنبي بالسلام في آله ولهما كل سلام نقي سليفتيهما من كل ما يجر ضيق وهو وسلما أجب بجاه المصطفى وسليا عليه بتسليم واذكر كليا أجب بجاه المصطفى وسليا عليه بتسليم واذكر كليا jërëjëf kon ñoo ngi wéy rek di ñaanal niñ ko waxe woon tout tànk yi sunu borom taxawu leen kon nañ jàpp ne ñii doon jàngalee gi toll ci 313 yoo xam ne kenn amu ci bàkkaar jàkkaarloog Serigne Touba di def tawasul ku baax ki di def tawasul ci yàlla sunu borom ngir yàlla yërëm leen yërëm seeni wayjur ca yawmal xiyaamatul akbar nañ jàpp ne 313 ñoo taxawal lislaam 313 ñooy ahlu badrin kon bépp mag bu toog fii tey jàppal ne yaa fi représenté jullit yi des ci àdduna bi yépp bépp tout tànk bu doon jàng xasida gi yaway toog di représenté jullit yi nekk ci àdduna bi yépp ñu xam ne bu fekkente ne rek waltu bâche rek lañ bëgg ak teg rek ci yoon nañ xam ne tout tànk yii ñooy pipi de l'islam tout tànk yii ñooy umma de la nation kon ñu ngi leen di ñaanal jàmm ak tawféex ñu xam ne 313 lañu wax ne dañoo bëggoon a barkeelu ci mbindum Serigne Touba ngir yàlla yërëm nu andi xéewal yi yërëm seeni wayjur yërëm way dawlu yi xéewal yi wàcc ñu xam ne lépp dina baax jërë ngeen jëf ca kanam ca kanam